altine fanweeri fan ci gàmm atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm si xibaar yi marax gi li ci gën a fës di ñàkkum ndox mu métti moo xam ne si nemmeeku nañ ko foofu sa cité Diamalaye ak poste juróom benn weer a ngi nii nee nañu mënuñoo am ndox mu daal di dajaloo loolee nag diñu maral goo xamante ni bi soxna yi ñu ngi koy ñaxtu ndaxte nee nañu am na sax goo xamante ni bi maral gaa tax mu ñàkk ba kanam loolee nag nekkoon loo xamante ni bi ñu ngi ko doon fësal bu baax a baax Institut Pasteur bu Ndakaaru ñoom it lañ doon fësal tey jii moo di ab plateforme boo xam ne moo jëm si wàllum xeex lépp loo xam ne moo di jëm si mbas yi si loole nag daal di joyal ab plateforme boo xamante ni bii mooy gën a fësal lépp loo xam ne moo jëm si daal di taxawal li nga xamante ni bii moo di lu ñu mën a testé nu mu gën a gaawee mbooleem ay jafe-jafe yoo xam ne gis nañ ko lu toll si juróom-ñaari loo xam ne moo di ay pathologie maanaam yi nga xamante ni bii ay jàngoro lañ loolee ñu tubbee ko Jatropix mooy li nga xam ne dañ ci ànd ak Abdourahmane Li bi nga xam ne teewoon na foofee sa Institut Pasteur. réunion la ñu amal foofee sa port autonome bu Ndakaaru dalal ab ndaje si kilifa yi ak ñi nga xamante ni bi moo di mbooleem bànqaas yu feccanti ko yi nga xam ne ñoo fay liggéey loole nag ngir gën a mën a joyal lépp loo xam ne moo di ay pexe ngir gën a daal di gindeeku ba jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku nañ ko fa ñu daal di mën see gindeeku fukki poñ ak juróom benn directeur ba ñaan dina ko saabal si kanamu jëwriñ ñi nga xam ne ñoo wàllum njaay meeg njënd mi ak ñi nga xam ne ñoo wàllum dégg ak dikki gi jafe-jafe yi ngi fa seetlu rawatina ñi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum yóbbu li nga xam ne moo di conteneur yi ñu daal di koy dakkal loolee mbokk yi dinañ ci toxtal li nga xamante ni bii moo jëm si wàllum tàggat yaram den ci ànd ak Seeku Seydi niki altine ju jot ci xibaar yi tàggat yaram yi lii di li gën a fës ci xibaar yi yaatal gi nees kiis juróom benn weer yoo xam ne toog nañu ko amuñu ko ndox mu daal di mat ngir ñu mën a am dund gu ñoŋ waral soxna yi nga xam ne ñoo yeewoo sa cité Diamalaye ak poste mer ba futu génn ginnaaw bi nga xam ne nee nañu maral ga ñuy maral tax na am ku ñàkk bakkanam sa yooyu la diwaan waral nag ñoom ñooñee soxna yi génn daal di ñaxtu mu ni mel moo xam ne dina tax gouvernement bi dégg ko ba mën a saafara seen jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ñaxtu yooyee fekk woon nañu ko Aïssatou Diack ak Seydina Mbaye collectif bi ëmb jigéen ñi dëkk cité Diamalaye ak poste daanaka dañoo mer ba futtu ñoom nag ay weer a ngi nii mënuñoo fexe ba am ndox na mu waree jafe-jafe bii nag tax na mu andi sax ay toxiduna yoo xamante ne xamuñu fuñ koy waxee. suñu taxawaay fii nag du lenn lu dul ñëw ñaxtu ci Sen'Eau mi nga xam ne moo ñuy war a jox ndox ñu signé ak moom contrat bu leer naññ te depuis 6 mois amuñu ndox. am na koo xam ne da doon root di yéegal ndox mi. Au 2e xam nga 3e étage dafa daanu looloo indi DM ñun mënatuñu supporter loolu à 2 heures du matin muy yéegal ndox bi jusqu'au 3e daanu de chute une chute mortelle et j'insiste ci chute mortelle boobu boo fekkente ne yow da ngay ut ndox pour dund pour sang say doom pour naan pour togg ba dee fekk la ca donc c'est dramatique war nañ cee jóg nag ni mu gën a gaawe ñàkkum ndox boobu terewul nag seen facture yi daanaka dafa kawe lool ba tax na ñoom ñi nga xamante ne ñoo dëkk cité Diamalaye ak poste ñu ngi xaar rek ñu wax leen loo xamante ne yanu na maanaa. Sen'Eau mi nga xam ne dañoo signé ak moom contrat te contrat bi kat moo ko rompre parce que ki nga xam ne da nga ko ne bu ma jógee dinaa la jox ndox bu ma ko quantifier jox la facture nga fay joxoo ko ndox waroo ko jox facture dëgg la wala déet. donc dañuy jox facture et ce qui est encore plus grave facture yi dañoo salé très élevé boo budul 20 ci kër yoo xam ne ñaari nit wala ñetti nit a fa ne di ay 40 jëm kaw mais c'est inhumain l'eau c'est la vie. ñoom nag nar nañoo amal ñaareeli plan d'action bu fekkente ne jafe-jafe bi soppeekuwul. bu ñu yëgloo ñun nag dama bëgg ngeen xam ne benn structure bu jóg la rek. regroupant nag toutes les femmes on a décidé nous femmes dañoo décidé ñun femmes yi de nous battre jigéenu Diamalaye yeeg cité Poste yëpp a takku lii ce n'est qu'une partie bi ngeen gis daal ñoom ñëpp on est derrière ñu ci yëpp dañoo liggéey dañoo bëgg jël en main suñu cité dañuy interpeller autorités yi yor Sen'Eau dañuy interpeller ministre bi nga xam ne mooy yor ndox mi dañuy interpeller sax Macky Sall mi nga xam ne moom mooy yor réew mi jigéen ñi sonn nañu bu ñu deful dara on passe à la vitesse supérieure mooy xëy na dem palais xam nga ñun jigéen ñi xam naa duñu sànni lacrymogène
dañuy dem pare rek ak suñuy pancarte ñaxtu daal. ay quartier yu bari ci Dakar daanaka ñu ngi xaar am ndox waaye mënuñu fexe ba gis lenn ñi nga xamante ne nag ñoo dëkk cité Diamalaye ak Poste ñoom taxaw neen temm te it di wax nguur gi ñu utal leen pexe ci le jafe-jafe ñu ngi xamal ni buñ ko deful daanaka mbir mi mën naa demee neneen. doonu sonn waa Diamalaye. Aïssatou Diack geneen jafe-jafe goo xamante ne bii bëgg nañ koo fànq laata mu leen di ëppi loxo muy sàmmkat yi ak ñi nga xam ne ñoo di baykat yi ñi bëgg a sàmm seen ak jur ñi bëgg a sàmm seen ak suuf waral nag ñu amal ab lël boo xam ne moo ëmb mbooleem ñi yëngu si wàllu woowee ak kuréel gi nga xamante ne bii mooy syndicat bi nga xam ne moo ëmb ñi nga xam ne ñoo di sàmmkat yi si réewum Sénégal du SUES ak seen i partenaire boobu lël nag ngir jooyal li nga xamante ne bii moom la ñu duppee code postal bi ñu mën ko doxal si réewum Sénégal du ko defee sàmmin nga gën a wér loolee fekke woon nañu ko Awa Thiaw ak ki nga xam ne moo di Mafal Fall. ci bésum tey bi li jëm ci code pastoral lañ doon waxtaanee waa syndicat unique des éleveurs du Sénégal ak seen ay partenaires FAO CNCR ak PRAPS daal di toog ci benn table ngir waxtaanee problème yi ñuy jànkonteel waaye tamit ci nan la ñu war a def ngir taxawu ba noppi suqali li nga xam ne mooy seen secteur bi ñuy yëngu ci wàllum élevage. waaw dañu am jafe-jafe bu rëy ci càmm bi loolu moo tax nu wax nañu daje fii waxtaan def benn séminaire boo xam ne pour jafe-jafe bi ñu am ci sàmm yi ndax éleveur fu mu mën a nekk ci Sénégal dafa toog provisoirement dafa toog teeg nëggandiku waaye mun nga dëkk ci dëkk ay téeméeri at nga tabax ay tabax yu bari nga dëkk fa ànd ak ay doom commencé jàng foofu su bayee nit ñëwee koo xam ne dafa soxlu suuf dañu koy jël suuf boo xam ne foofu éleveur bi sàmm boobu rek lañ koy jox su ñu ko joxee éleveur bi day toxuwaat kon ñun ci toxuwaat la ñu dëkk. ngir seen secteur d'activité bi daal di jëm kanam éleveurs yi di interpeller état bi ngir mu daal di doxal bu baax ci li jëm ci code pastoral. amoon na code pastoral projet code pastoral bu ñu defoon code pastoral boobu dañu am bëgg lu ñu ci yokk. pour ñu yee nguur gi ñu yëngal nguur gi tuuti mu génn ci turwaal yi pour ñu mën a wote code pastoral boobu pour boo éleveur bi am fu mu taxaw. ginnaaw Suez ak ay partenaires am ñu wax ni ancien projet pastoral bi décret bi nga xam ni mooy 8275 moo waral yile tolof-tolof yépp. li ci topp mooy musiba naaru laay mooy décret 86 275 décret boo xam ne dafa yombal. maire bu nekk ci Sénégal heure bu ko neex ak fu mu ko neexee mu jaay jur éleveur loolu ndaxte décret bi dafa àndul ak jamono réew boo xam ne dañoo la may am nga droit sàmm caaw boo xam ne day yëngu boo pare sa jur su la riccee 7 fan balaa nga ko jot daañu lekk genn wàll bi su la riccee semaine su ñu ko jotee dañu koy jaay. ngir dàkkal gàllankoor yi nga xam ni secteur d'activité bu agriculture ak élevage ñu ngi koy jàmmarloo syndicat unique yu éleveurs du Sénégal SUES di wax ni taxaw nañ temb ngir application boobu nouveau projet pastoral daal di taxaw ñi xamle ni tamit ni lii ab njëriñ la bi nga xam ne dina mën a mettre en garde seen ay jur waaye tamit seen ay tool. Awa Thiaw mi teewoon si ndaje loolu li nga xam ne moom lañ doon lële li nga xam ne moo jëm si code pastoral bi xaatim nag mbooleem loo xam ne moo di doxee lu nu kaw ga ngir lu gën a ñoŋ ñu wax si weneen doxalin woo xam te ni bi ñu ngi bëggee lu gën a ñoŋ si test yu jëm si wàllum ay jàngoro ñu koy duppee pathologie si kàllaama nasaraan toll si juróom-ñaar mbasum coronavirus sa la bokk beneen mbas boo xam ne moom la ñu duppee Ebola te ñu seetlu woon ko fi ay jamono ak yeneen ni jàngoro yu ngos ak ŋàppateeg yooyu yëpp ñu mën ko jooyal nu mu gën a gaawee di loo xam ne woon nañ ko tey foofee sa institut Pasteur bu Ndakaaru ñu duppee ko Jatropix di loo xamante ni bi bëgg nañ ko wasaari si Afrique sowu jant yëpp ñu leeral ki nga xam ne moo di Amadou Alpha Sall mi nga xam ne mooy administrateur général bu institut Pasteur bu Ndakaaru ñu teew lay kàddoom ak leeral yi nga xam ne moo jëm si googale la ak li ko wundu si micro Abdourahmane Li. climat bi ak Covid-19 ndax sedd bi day yokk mbas mi si wàllante gi loolee jàngat gu sukkandiku si lu dëgër lu si mel ni science dong moo si mën a tontu. li mën a wax tey daal boo xoolee am na lu koy wane ni am na impact am na luy wane ni amul impact li ma mën a wax daal mooy gëstu bi des na ñu continuer di gëstu ba ñu am si lu wér ñu mën ko jàpp ni nag am na si wala amu si.
bu ñu bàyyee xel ni nga xamante ni noone la kaay di yokkoo ca Europe Sénégal ngi defaru ngir loolee bu amee Sénégal loraange yi du bëri loolu. ñun ñëpp ñuy liggéey ci wàllu woowu ñoo ngi fagaru parce que xam nañ li nekk Europe jombul fenn waaye yàlla mu nuy suturaal Sénégal ba tey ba yi ni daan gis Europe benn kenn mosu ko fi gis ñoo ngi liggéey ñun ministère de la santé ak ñu yore wàllu paj mi ñëpp pour que loolu bañ a yegsi fii suñu réew mi donc ñoo ngi fagaru ba nag di ñaan yàlla suñu borom musal mu ci loolu. muy waajal bu Sénégal di wàcc balaa moo jot li nga xamante ni jamono ji soxal na ñëpp maanaam vaccin bi. ci biir ministère de la santé direction de la prévention bi xamante ne moom mooy toppatoo lépp luy vaccination te vaccination dafa am yoon bu ñu koy jaarale li ma mën a wax ci gàttal mooy que ne lépp lu ci Sénégal di def ay scientifique am danañ ko valider lépp lu ci Sénégal def tam daf koy def ci cadre communauté internationale bi xamante ne ñoom ñooy valider homologué lépp lu jëm ci sécurité en matière de vaccin loolu laa ci mën a wax ci gàttal en tout cas Sénégal mu ngi suivre question bi lépp lu war a mën a jëriñ population yi ci condition yoo xamante ne conditions yu wóor la yoo xamante ne dañ ko lënkaloo pencoo ko au niveau international Sénégal mi ngi ci liggéey. kaa yaa ngi wàññeeku dëgg la wante loolee mën na soppeeku saa su ne njiit yi nag ñu ngi fàttali ni mbasum coronavirus moom mi ngi fi ba tey. ñu des foofee sa biir Institut Pasteur ginnaaw bi nga xamante ne bii gis nañ ni mbasum coronavirus dafa daal di jolliwaat sa diwaanu Europe ndax mënuñoo tiit fii si réewum Sénégal loolee nag di ay dalal yoo xam ne tamit administrateur général bu Institut Pasteur mu ngi koy dalal xelu askan wi ne mënuguñoo xam aw takk wu wér ndax mbasum coronavirus mën na jolleekuwaat fii si réewum Sénégal ak li nga xam ne moo di Afrique bu fekkee ne yegg nañ ci jamonoy seddaay bi lu si mën di am ay gëstu yu wér moo mën a wéral lu ni mel loolee di loo xamante ni bii ñu ngi ko doon amal si boobu la bis nga xam ne dañ cee amoon ab lël bu yaatu ñu del siwaat si ak Abdourahmane Di. climat bi ak Covid-19 ndax sedd bi day yokk mbas mi si wàllante gi loolee jàngat gu sukkandiku si lu dëgër lu si mel ni science dong moo si mën a tontu. li mën a wax tey daal boo xoolee am na lu koy wane ni am na impact am na luy wane ni amul impact li ma mën a wax daal mooy gëstu bi des na ñu continuer di gëstu ba ñu am si lu wér ñu mën ko jàpp ni nagam am na si wala amu si. bu ñu bàyyee xel ni nga xamante ni noone la kaay di yokkoo ca Europe Sénégal ngi defaru ngir loolee bu amee Sénégal loraange yi du bëri loolu. ñun ñëpp ñuy liggéey ci wàllu woowu ñoo ngi fagaru parce que xam nañ li nekk Europe jombul fenn waaye yàlla mu nuy suturaal Sénégal ba tey ba yi ni daan gis Europe benn kenn mosu ko fi gis ñoo ngi liggéey ñun ministère de la santé ak ñu yore wàllu paj mi ñëpp pour que loolu bañ a yegsi fii suñu réew mi donc ñoo ngi fagaru ba nag di ñaan yàlla suñu borom musal mu ci loolu. muy waajal bu Sénégal di wàcc balaa moo jot li nga xamante ni jamono ji soxal na ñëpp maanaam vaccin bi. ci biir ministère de la santé direction de la prévention bi xamante ne moom mooy toppatoo lépp luy vaccination te vaccination dafa am yoon bu ñu koy jaarale li ma mën a wax ci gàttal mooy que ne lépp lu ci Sénégal di. ñu des si mbasum coronavirus ak tolluwaayam si réewum Sénégal ginnaaw xayma bis bi nga xam ne def nañu ko si bisu tey nga xam ne moo dëpp fukk ak juróom-benni fan si weer novembre atum 2020 si téeméer ak juróom-ñetti test yoo xam ne def nañu ko lu toll si juróom-ñetti nit ñoo si am mbasum coronavirus ñaar ñoo xamante ni bii xam nañ ñi leen ko wàll ñaar ñoo xamante ni bii biti réew lañ ko jëlee ak ñeent ñoo xam ne xamuñ ñi leen ko wàll juróom yoo xamante ni bii wér nañ ci ñett ñoo xam ne jàngoro ji lool na leen ak kenn koo xamante ni bii ñàkk na ci bakkanam si bisu tey kon lu toll si junni téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti ak benn téeméer yoo xam ne am nañ ko si mbasum coronavirus boobu ba léegi ñi si wér ak ñi nga xam ne faat nañ ci jamono ji lu toll si juróom fukk kon ñoo nekk si loxoy fajkat yi. ab ndaje boo xamante ni bii amal nañ ko it ngir jëmal lépp loo xamante ni bii moo jëm si li nga xam ne moo di douane ak réunion boo xamante ni bii waa port ñoo ko seq ak ñiy yëngu si port boobee ngir mën a gindeeku gu gën a mucc ayib ba lépp lu si jalt ñu mën ko daal di saafara waral nag ki nga xam ne moo di Aboubacar Sadikh Bey mu ne ginnaaw waxtaan woo nga xam ne seq na ko ñiy liggéey sa port lu toll si fukki poñ ak juróom-ñett yoo xam ne dina ko saabal ci kanamu jëwriñ yi nga xam ne ñooy wàllum dem geeg dikk gi ak ki nga xamante ni bii mooy wàllum njaay meeg njënd mi du ko defee ñu mën a gindeeku ba sax xanaa mën nañoo gis ñi nga xamante ne bii ñoo doon jëm si
grève ñu wala bon grève bi nga xam dugg nañ ci bis ni ki tey ñu dellu ci ginnaaw ñooñee ñi nga xamante ni bii ñooy yor dem geeg dikk gi ci wàllum conteneur yi ñoom dañoo bankoon seen loxo ginnaaw ak mer gu ñu mer loolee di ab ndaje boo xam ne fekk woon na ko ndey naa ci Abdourahmane Di wala bon ñu teewlu ki nga xam ne moo di Aboubacar Sadif Bey mooy directeur bu port ci micro Abdourahmane Di. dégg daal am nañu déggoo ci li ëpp ci liñ doon laaj nag li ci ëpp ci armateur yi la jublu woon maanaam li ñuy fayeeku transporteurs yi wala transitaires yi wala commerçants yi loolu ñu d'accord ci ne am na ñaari période yi ñu gis mooy 15 septembre ba 10 octobre ak 22 octobre ba 9 novembre moo nekkoon ay période yu tar yoo xam ne armateurs yi ak DP World d'accord nañu ak ñun dindi bépp xeetu fay bu jublu ci magasinage wala surestaris wala ay détention d'accord nañ ci tamit ne port bi day fonctionner ci bis bi yëpp guddeeg bëccëg 7 jours sur 7 saa yoo ñemee war nga mën a yëkkat génnee sa conteneur douane dina fa nekk Cotecna dina fa nekk waa Dubai Port aussi ñëpp dinañ fa nekk diir bi nga xam ne conteneur bi mën na toog ci biir DP World te du fay ñu d'accord ci 15 jours te am nañu yaakaar ne loolu nit mën na koo dégg ndax fi nga amee woon 10 jours yoo xam ne doo fay dara te xayma bi moo doon ne congestion bi ak Covid bi dafa yokk ñeenti fan ci li ngay soxla pour mën a génne conteneur bi ñeenti fan yooyu yokk nañ ci benn mu nekk juróom ba nga xam ne léegi nit ki am na 15 maanaam fukki fan ak juróom boo xam ne conteneur bi dina mën a nekk ci Dubai Port World te du fay frais de magasinage. mbokk mi nga xam ne fan yëpp seetluwaat nañ ko mu daal di jolliwaat ci réewum Sénégal nag kawteef dëgg la ko Mamadou Diop Decroix jàppee moom mi nga xam te ni bii député la ci assemblée nationale ne loolee nag ak lajj la goo xam ne faaw ñu joyanti ko wax na sax moom mu ne yóbbu na ko ci assemblée ngir ñu waxtaanee ci xew-xew di question d'actualité moom mi nag jàpp ne li nga xamante ni bii moom la ñu seetlu ci wàllum politique ci réewum Sénégal du gouvernement bi bi moom ak dabb daaxee la ko jàppee ak taf yëngal mi nga xam ne moom moo jiite mooy secrétaire général bu AJ/PADS moo nekkoon ganu Tok Sénégal rajo ak tontu dox digganteem ak mi ngi Maram Ndiaye. mbëkk mi ñëwaat ak doole fii ci biir Sénégal mu doon loo xam ne rek soxal na lool njiital parti bi di ànd jëf parti africain pour la démocratie et le socialisme Mamadou Diop Decroix samp na ci sax ay laaj jëmale ko ci jëwriñ yi ndaxte jàpp na ni rek mbir mi ni muy gënee am doole doon na loo xam ni jéggi na dayu. migration clandestine bi dama ne fii dafa am. ma nit ki yow su sa bopp de metti waaye nag docteur bi bu seetee xëy na am na lu tax yow sa bopp de loolee la war a faj am déet kon fii mu ne nii li war a mën a dalal boppi ndaw ñi mooy fexe xëy na ba yaakaar mën a dellu siwaat lépp lu nu def lu dul fexe ba yaakaar mën a dellu siwaat ci ndaw ñi régler woo problème yaakaar amatul loola waral moom député bi le jàpp ni foofu rek ñu indi ay saafara yoo xam ni saafara yu yàgg lay doon lu si mel ni ki wàllu mbay mi. ñiy dem fu ñuy jóge ci mbay mi la ñuy jóge kaw gi ak ci dëkk yi am géej pêcheurs yi nappkat yi loolu moom ngay lijjanti xam nga mbay mi 2012 ñoo ngi woon boo jëlee alal ji meññ ci réew mi at ma dellu si mbay ci Sénégal mi ngi woon ci fukk ak juróom téeméer bu ne nun fii 2012 15% 2020 10% kon danoo dellu ginnaaw ci mbay jëggaani nañu bitim réew juróom benn téeméeri milliards ci luy dem ci biir ci réew moo xam ne lu ne mën nga koo bay nañ wax dëgg nag alors loolu soo liggéey amu fi voilà kon boo mënee voilà jàpp ci non liggéeyuñu jamono ji nga xam ne ñu bëri ci Sénégalais yi ñu ngay jooy seeni doom yi nga xam ne rek des nañ ci géej gi njiitu réew mi Macky Sall sala taxawal ab gouvernement boo xam ne rek dafa ubbeeku waaye Mamadou Diop Decroix jàpp na ni Macky Sall la mu def rek am na ab calcul ci gannaaw.
bi Covid bi yegsee man bokk naa ci ñi toog ak moom jox naa ko këyit pour ne ko yaakaar naa ne boo defee nii dina baax samay militant ci 45 départements fu ci ne nee naa leen na ngeen dugg ci xeexu mbas mi mën naa laa woon ay vidéo ak i photo ak yoo xam ne liggéey nañ ci mais foofu la yem yow da nga jàpp ne moom mi ngi liggéey man jàpp naa ne liggéeyut kon kay mënunoo ànd loolu mooy excuse bi mu nga loolu rek la Mamadou Diop Decroix daanaka moom bàyyiwul dara jëmale ko ci gouvernement bi ndaxte moom mi nekk ci kujje gi dafa jàpp ni jamono ji saafara yi nga xam ni nguur gi indi na ko leneen lay saafara waaye du jafe-jafe ñii di askan wi. boobu léegi gouvernement sax ñu gis ci ki nga xam ne moo nekkoon njiital kuddu jamono ji ki nga xam ne moo ko fa wutu nag moom doon nañ joxalante ay lenge ci bëccëgoog tey Abdoulaye Sow jébbal lenge yi ki nga xam ne moo di Maguette Sène moom mi nga xam ne nag moo fa ñëw yees ne dina topp ci tànk yi ki nga xam ne moom la fa wut di Abdoulaye Sow ba liggéey ba gën a ñoŋ Abdoulaye nee na du ko bàyyi ci ginnaaw dina ko jàppale ba moom it mu amal fa liggéey boo xamante ni bii du fa jógee rek ñëpp xam ne liggéey na fa lu mucc ayib joxalante lenge yooyu fekke woon nañu ko Adama Sarr ak Sidi Niang. saal bu fees dell la ñu amalee li nga xamee ne moo di weccante lenge yi ki nga xamee ne nag moo di Abdoulaye Seydou Sow bi nga xamee ne moom moo rek daal di joxe lengey kuddu yi gannaaw fukk ak juróom-ñaari weer ya mu defee ci bopp lii di kudd moom nag daal dina xam ne liggéey bi yombuloon dara. administrateur civil lañu administrateur civil am na lu ñu ko tënkee am na lu ñu ko bindee am na nu muy doxee. dox boobu la ñu bëggoon wéyal waaye kudd dafa bindoo ni mu bindoo boo amee ay plus de 1800 temporaires par permanent nga am plus de 3000 temporaires dafay xaw a jafe te ku ci nekk ngi ci ñooñu mën leen contenir mën leen wax nañu def ci sobriété day xaw a jafe. ñu daal di ko nag dénk lenge yu bees yi Maguette Sène di xam ne ne fan natangoom tegoon tànkam fa la koy teg maanaam daal wéy di déglu ñi nga xamee ne ñoom ñoo di ay àndandooram. ba bëgg a wax ne personnel bi nekk fii le chef des services administratifs le directeur adjoint ak l'ensemble du personnel que ministre bi tracé nañu yoon bu rafet nañu joxante loxo ànd ci liggéey dinaa ubbeeku dinaa déglu ñëpp dinaa waxtaan ak ñëpp. solution bu ñuy jël ñu segg ko xool la ca gën ñu appliqué jàppale ne bu ngeen am mokk directeur bu tëju wala bu rëy wala buy gis boppam. Abdoulaye Seydou Sow bi nga xamee ne nag jamono ji ab jëwriñ la moom nag fi mu nekk nii li ko soxal moo di fexe ba gunge ñi nga xamee ne ñoom ñoo di njiit yu bees yi nekk ci kudd ngir étudiants yi mën a nekk ci jàmm. Abdourahmane Ly fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre la ñu jagleel bis bu ñu daal di màggal jëlaleeg jéggale nasaraan di ko dubbee tolérance di ab forcé nag ngir ñu samp laaj bi fii ci réewum Sénégal ndax ñu ngay jéggalante tey daal di mayante xel te it di woyofal lu bari suñu diggante am ñu jàpp ne loolee mi ngi dox ci réew mi am na ñoo xam ne moom nee nañu am na ñoo xam ne ñu ngi dox ci réew mi te duñ jéggal kenn dara loolee ñu ngi koy saabal ci kanamu Ndeye Nacy Diop ak Cheikh Diop. Sénégal am ñenn ñu koy owee réewum teraanga waaye mel na ni boobu réew muñalante moom amatu fi bu ñu sukkandikoo ci étudiant bi di def master. bu njëkk ba gis nañ ni tolérance ñu ngi ko doon dund vraiment suñu maam yeeg société bu njëkk mais fi ñu toll nii moom tolérance dafa wàññeeku parce que fu bëri boo ko xoolee di nga constaté ni gars yi léegi ils ne sont pas tolérants léegi quoi comme par exemple même bu nekkee wàllu circulation bi da ngay gis koo xam ne day nekk prioritaire. comme ambulance war a jàll mais gars yi dañuy préféré duñ ko may parce que ku nekk day jéem a si sa côté bi quoi mais gis nañ léegi tolérance bu wàññeeku noonu lool surtout fii sa Dakar bi nga xam ne ku nekk day bëgg a dundam ku nekk day bëgg a wax ni man may prioritaire am na foo xam ne nag dañoo war a mayante ku nekk jàll quoi ñu war a muñalante xol yi bu yaatoo rek nii mën a muñal mais léegi suñu xol yi ñoo xat xol lu mu xat noonu moo tax fi ñu toll nii kenn mayatu sa morom mu def dara parce que yow lépp loo def rek da nga boo mayee ni da nga yàq da nga ñàkk fulla mbaa da nga ñàkk fayda mbaa da nga ñàkk kii donc loolu moo tax mu ne fi ñu jamono ñu toll nii wax dëgg nga xam constaté que tolérance moo amatul kenn mënatu sa morom dara waaw loolu moo gis nekk fi ñu toll nii quoi. jàmm mënul am bu fekkee ne nit yi duñu muñalante loolee mooy xalaatu xale bu góor bi. tolérance daal fu mu amul jàmm du fa am wax dëgg neex yàlla dañoo war di muñalante ñoo bokk même Sénégal tali bi tamit nag gars yi di muñalante nga xam ni ku am priorité nga xam ni kooku moo war a jàll ku amul priorité na xaar keneen ki jàll
dëkk bi ñoo ko bokk nañ peace and love rek mu jeex tàkk. Cheikh Tidiane di ab entrepreneur mu ngi ñuy xamal ni lii di muñalante moom ba tey jugut fii ci Sénégal. Sénégalais yi je vois que ñu ngi muñalante franchement parce que Sénégal ko xam-xam ni dëkku jàmm la et man li ma gis daal ñu ngi muñalante quoi sinon nag par rapport ak circulation bi su dee oto yi man je vois que ni les taximans ils sont pas tolérants mais si c'est des particuliers comme ñun nous sommes tolérants entre nous loolu gis naa ko quoi. muñalante wala tolérance bokk ci jikko yu rafet gi ñu baaxoo fii ci Sénégal même bu dee ñu ëpp ci ñi jot a waxal jàpp nañ ni boobule jikko bareetul ci dëkk bi ba tax na rek ñoom ñu ngi ñaax askan wi ngir ñu gën a delluwaat ci jikko yi nga xam ne maam yi ñoo ko fi bàyyi woon. mu ngoog bàkk ba jëm na xibaar yi tàggat yaram dañ ci ànd ak Sékou Seydi Sékou ñu ngi lay nuyu. di la fay Alaaji Cheikh. Sékou dafa mel ni Augustin Senghor bëgg naa nekk njiital CAF. xamle na ko ni ki tey amaloon na sa ab ndaje taskatu xibaar yi ngir rek fësal bokk gi muy bokk ci jongante yi nga xam ne dañ koy amal jëm ci ñi jiite confédération africaine bu football ñu gën koo xam ci CAF loolu nag ñu ngi koy amal la suñu Cheikh 12 mars lay doon fale ca Rabat loolu nag mu doon ab ndaje moo xamante ne juróomi candidat déjà déclaré woon nañu ñu teewlu élément. Yaya di ab président fédération mauritanienne bu football ak kii di nga xamante ne mooy Patrice Anouma nga xamante ne doomi Anouma di ay doomu ki nga xamante ne mooy Côte d'Ivoire moom itam bokkoon na ci ñi nga xamante ne nekkoon na fi président fédération ivoirienne bu football nekk li nga xamante ne mooy membre fédération internationale bu FIFA moom Anouma ñi ko xamul nekkoon na fi ay atumay 2011 2012 bokkoon na ci ñi amoon fii coow ak li nga xamante ne mooy lu jëm ci wàllum corruption waaye mu dikkaat ci diggante bi mu war a bokk ci ñi jogante Ahmed Yaya ci la bokk di président fédération mauritanienne bu football ak ki nga xamante ni mooy Moptepe ñëpp xam ko di ab sud africain mooy président club bi di Mamelodi Sundowns nekk fale ca Afrique du Sud ak ki nga xamante mooy Augustin Senghor mi fësal bokkam ci yooyu jogante nañ dikkaat ci yeneen élément suñu jotaay xibaar. mais moom daa nekkoon na collaborateur bu Ahmed lan moo waral diggante bi Augustin Senghor daal di nekk candidat. ay weer ci ginnaaw moom Augustin Senghor fësaloon nañ ci taskatu xibaar ne dina bokk ci ñi nga xamante ne daañu jongante lu jëm ci présidence confédération africaine bu football mu doonoon ay xibaar yoo xam ne génnoon na mu daal di xamle ni moom dina gunge kii di Amanda collaborateur am la moom bokk na ci commission li nga xamante ne comité exécutif bu confédération africaine bu football mu doon ab kuréel boo xamante ne ñoom ñooy jël décision yu bari mu bokk itam ci comité d'urgence bi donc bokk na ci ñi nga xamante ne ay cadre lañu moo taxoon mu xamle woon ni du bokk ci ñi nga xamante ne ñooy daal di bokk ci ñi jongante ngir jël bopp CAF bi mais ci diggante bi am na lu bari lu soppeeku bokk na ci moom Ahmad jamono ji li nga xamante ne mooy commission éthique bu FIFA mu ngi koy topp di càmbar ci moom mun na am bu ñu demee ba ci mujjantel bi moom du bokk ci ñi nga xamante ne daañu jongante ci li nga xamante ne mooy confédération africaine bu football ci élection boobu tax na CAF comité exécutif bi bëggul ñàkk candidat moo tax ñu daal di tànn kii di Augustin Senghor ñu jàpp ne war na mun a nekk candidat boo xam te bu fi Ahmad nekkul war na mun a wéyal liggéey boo xam te ne ñoom tàmbali nañ ko ay ñeenti at ngi nii. Sénégal qualifié na si Coupe d'Afrique des Nations laaj bi sampooti na rek ndax Sénégal la CAN 2022 bi ñu jëm am na chance jël ko. mu nekkoon sa question bu mag sëñ Cheikh bi nga xam te ne waxtaane nañ ko tey ci matinal bu i-radio bi nga xam te ne Alassane Samba Diop moo koy animé ci ay invité am bokkoon na ci Abdoulaye Diaw nekk ca groupe Futur Média ak kii di Cheikh Sidi Ba nekk ancien international sénégalais mu nekk entraîneur et équipe nationale mini foot moom Abdoulaye Sow jàpp na ni mbir mi mun na nekk mais faaw rek ñi liggéey itam ñu bañ a bàyyi seen loxo ñu teewlu ko ak kii di Adama Sarr Seydina Mbaye. bu ñuy dem ci phase finale de Coupe d'Afrique loolu dañ ko observé lu parce que dañuy jouer boo jouer lecture footballeur ngay am ku joué wul mooy yaakaar ni ñi ci sa kanam ñëpp yaa leen mën léeg-léeg dama naan def leen tànk ci Sénégal yéen a ngi koy dendaleeg ñi mus a gagné ñun musu ñu gagné dara dañu perdre 2 finales
c'est vrai de Coupe d'Afrique dem nañ fa ay Coupe du monde àndandoog suñu ay nawle mais boo dee xool palmarès su équipe nationale du Sénégal c'est encore vierge n'empêche le Sénégal est respecté loolu moo di li fi génération yi def de celle de Bokandé à celle de Sadio Mané aujourd'hui nga dégg ñu naan Sadio Mané mi ngay battre ay recordu Bokandé mi ngay égaler ay recordu El Hadji Diouf loolu yëpp tegtal la boo xamee ni yaa ngi jëm ci essentiel léegi nag pour mu woyof bu jógtee da ngay jóg rek respecter tout le monde bu jóg jotee exemple bi ma lay jox bu wane ni football bi dafa tëri di et que day progresser il y a 40 ans xëy na loolu moo la mag wala je mets 50 il y a 50 ans on avait battu ici à Dakar Mauritanie 10-0 tey jii dañuy trembler bu ñuy dajee ak moom parce que affaire bi buy yéeg ñi ci suuf dañoo yéeg ànd ak yow moo tax amatul élite bu nga xam ni c'est préétabli chaque fois dañ koy bousculer gis nga bu ñuy dem à la CAN da ngay bëgg wax ak nit ñi pour que ñu tempérer pour bañ a am déception bu ñu gañawul parce que tu as beau te préparer def li nga war def yëpp ba ñaanlu bay seet looy def pour investir ci xaalis tu es seulement à 60 voire 65% de réussite. Abdoulaye Diaw nekk ab commentateur sportif fale ca groupe Futurs Médias keneen ki nga xamante ne bokkoon na ak moom plateau bi ni kii tey ci suba ci iRadio di Cheikh Sidi Ba itam dikkaat na ci li nga xamante ne mooy jafe-jafe gi nga xamante ne suñu football da koy jànkonteel jamono ji mu jàpp ne liggéey dafa war ngir rek ñu daal di jóge ci jafe-jafe yooyu mun a jël ay coupe ndax lu jot la yàgg na ñi ñaa ngi koy xaar ñu teewlu ko Cheikh Sidi Ba tey ak Adama Sarr Seydina Mbaye. Déjà Coupe d'Afrique bi passé équipe bi mënoon na gagné coupe d'Afrique gagné wu ko dem na ba finale Algérie dóor ñi ngi dem ci beneen Coupe d'Afrique donc il faut ñu préparer wu en conséquence et def très attention parce que Coupe d'Afrique bi passé dem nañ finale ça veut pas dire que Coupe d'Afrique bi di ñëw mën nañ dem finale wala mën nañ gagné Coupe d'Afrique bi gis nañ fi équipe yu bëri nation yu bëri gagné woon Coupe d'Afrique bu ci topp génnuñu sax deuxième tour donc loolu mën nañu dal. Il faut que nag loolu ñu jël ci ay jàngat xam ni que Coupe d'Afrique bii di ñëw man nar a gën a metti Coupe d'Afrique bi bu ñu jógee parce que équipe yu bëri dinañuy xaar équipe yu bëri dinañuy renforcer wu équipe yu gagné équipe yu defoon ay effort bii passé dinañu yokk seen effort pour mën a ñoom fu ñu tolloon bii passé rombo ko tey jii nii il faut ñu jël loolu yëpp en conséquence jël ko mu doon matukaay pour ñun parce que Coupe d'Afrique bii di ñëw dina metti trop. Déjà Cameroun la ñuy dem fekki ji Cameroun dëkkam du yomb trop pour ñëw gagné ko fa ñoom ils ont objectif bu ñu am mooy réussir le pari de l'organisation réussir le pari du résultat pour jéem a gagné Coupe d'Afrique bi tey jii nii Sénégal dafa war a franchir un palier mooy bii passé dem nañ final palier bu ci topp mooy gagné Coupe d'Afrique bi et que tey am na liggéey bu ñu war a def ci biir équipe bi pour mën a dem gagné ci Coupe d'Afrique tey soo gisee équipe nationale Sénégal di jouer dañuy tiit yow en tant que Sénégalais parce que Sénégal du maîtriser jeu du maîtriser match am tout le temps dañuy gis ni équipe adverse bi souvent sax yenn saa yi mooy gën a maîtriser jeu bi gën a am possession que équipe nationale du Sénégal te tey Sénégal soo gisee individualité yu composé équipe nationale du Sénégal je pense que Sénégal warul jouer di tiit. Cheikh maa ngi dégg léegi Cheikh Sidi Ba di ko wax Algérie moo ñu gagné woon ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu génn mu ngi koy fàttali léegi te Algérie moom it ginnaaw Sénégal ñoom it qualifié waat nañu ci Coupe d'Afrique bi. mu mel ni ay mbiru toppalante la Cheikh ki nga xam te ne mooy Sénégal moo nekkoon finaliste malheureux ci Coupe d'Afrique boobu njëkk a qualifié ni ki démb fenekk d'Algérie ñoom itam ñu qualifié ni ki tey ginnaaw. match nul bu dox seen diggante ak Zimbabwe ñaari bal la ku nekk duggal sa morom teewul ñu daal di qualifié ñu nekk ñaareelu réew Afrique ñaareelu réew bi nga xam te ne qualifié na ci Coupe d'Afrique des Nations boobu nga xam ne Sénégal moo fa demagum beneen équipe bi nga xam te ne mi ngi doon joué à domicile di Gambie moo doon dalal Gabon bu Pierre-Emerick Aubameyang ñoom waa Gambie dañoo bett waa Gabon daan leen ñaari bal ci dara. qualifié wu ñu waaye am nañu yaakaar dundaat ba ci kanam lu jëm ci qualification yooyu am saa yaakaar mun a daal di dem li nga xam te ci Coupe d'Afrique bi fekkee rek seen jogante yi des 5e ak 6e journée bi am nañ ci ay ndam suñu Cheikh. jërëjëf Cheikh yërëm naa góolub Gabon ba ndax mel ni big bu njëkk ba ñoo ko may waaye loolee ak football ñu ànd ñu am yaakaar rek ne Coupe d'Afrique bi ñu dëgmal Sénégal dina ci mën a jël ndam Cheikhou Seydi la woon ci xibaar tàggat yaram ñu koy jaajëfal.
mu ngoog yéen mbokk yi tamit ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi jaajëfal mboolem ñi ci jàpp ba mu yemb Moustapha Gabar Diop fare woon ci coordination bi yeneen jotaay xibaar 19h45 lay doon ci kàllaamay nasaraan ñu ci ànd ak Aminata Ndong waaye laata loolu la total day wéyandi ak Khalifa Diakhaté